donc pour ñëw si Pape Mamadou Seck ni ngeen ko xamee yéen ñëpp dañu ko placé sous mandat de dépôt ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin deuxième cabinet bi moo ko placé sous mandat de dépôt lu tax ñu topp ko duma si ñëw bañ a guddal naa bàyyi inspecteur bi suy def version française bi dina leen liiral vraiment dans les détails vraiment chef d'inculpation yi donc le 29 juin lañ ko placé sous mandat de dépôt pour Rebeuss waaw pour Rebeuss pour prison de Rebeuss maison d'arrêt et de correction de Rebeuss ba mu fa yegsee jour boobu def na yegsi na fa ay xaritam ay moromam ñoo xam ne ñu mu bokkul dossier ak ñu mu bokkulul dossier parce que Rebeuss day jot mandat de dépôt yu jógee tribunal Rufisque astafurlah tribunalu Pikine mais également tribunal Dakar je crois que jour boobu ñoom ñëpp suñu leen xayma moo nañ juróomi fukk détenu donc xam nga soo yegsee kaso sa bés bu njëkk am nañ lu ñu naan ci tubaab admission soo ñëwee dañ lay teertu dalal la mu am procédure formalité yoo xam ne dañ koy def mooy dañ la photo la noo tudd renseigner bulletin bi fiche de crew bi suñu paree si loolu ñu xool est-ce que amoo ay objet yoo xam ne ay montre yoo xam ne de valeur yoo xam ne mënoo dema moom ci kaso bi suñu jógee si loolu ñu xool yow ban néeg lañ lay yóbbu suñu jógee ci loolu loo xam ne am na solo mooy examen médical képp kuy dugg kaso balaa ñu lay dugal fenn dañ lay saytu xool la examiner la am na infirmier parce que ñun fanweeru ak juróom-ñaaru kaso la ñu am kaso bu nekk am na infirmier ci biir boo xam ne mooy def liggéey boobu moom nag ba mu yegsee ñu examiner ko mu waxtaan ak infirmier bi ñu kii ko xool situation am ñu xam ne dafa feebar donc war na am prise en charge boo xam ne bu wut ak ñeneen ñi ci ëllëg si muy fanweeru fan ci weeru juin ak docteur Famara Seck ñu ne kii il faut que ñu wutal ko rendez-vous hôpital Le Dantec fu ñu dem xool ko parce que day koo xam ne li ñu gis ak lu mu ñu wax mënuñu ko jël en charge ci infirmière bi ci le docteur bi wut rendez-vous hôpital Le Dantec mu am rendez-vous bi benn fan ci weeru juillet xam nga loolu yomb man xam naa ko yéen ñi sax mu leen ko am nga ñëw tey suba nga laaj rendez-vous surtout ci spécialité ñu accordé la ko loolu lay wan rek farlu ñun bu ñu am ci suñu gestion ñu dénk waaw ñëw na tey gis nañ ne yaram bi sutante na ëllëg si ñu wutul ko rendez-vous hôpital de Dantec sutante bi nag da ko indaale parce que ñi nga dossier médical nag xam ngeen ne c'est secret donc duma ci mën a dugg yoon mayu ma ko mais rek ci misaal gis nga lii benn bulletin d'analyse en tout cas hôpital 2021 mi ngi nii 2021 donc feebar moom peut-être que ñëpp mënuñ ko bañ a yëg mais kenn du ko laam-laamee parce que day loo xam ne du ko indaale donc ba ñu amee rendez-vous bi le premier mu dem consultation ci hôpital Aristide Le Dantec consultation spécialité parce que suñu docteur bi am na spécialité am mais feebar bu Pape Modou am du spécialité am moo tax da koy orienté ci koo xam ne xam-xamam màcc na ci loolu
moo tax très souvent dama naan ñu ñuy en tout cas ñoo xam ne lu ñuy liggéey daf leen soxal que médecin Sénégal yëpp médecin détenu lañu. détenu bu feebar fu may fajoo fi ngeen di fajoo moom foofu lay fajoo daanaka hôpital de Dantec suñuy wax rek hôpital de référence la ci Sénégal mun naa wax sax ci sous-région bi. donc si la dem ci consultation bi médecin bi recevoir ko examiner ko médecin bu ko recevoir examiner ko nekkul administration pénitentiaire man mii sax xaw ma ko waaw xaw ma ko musuma ko gis spécialiste la mu defal ko billet d'hospitalisation bii comme ni mu la ko waxee bu photo comme ni mu la ko waxee dossier médical la waruma ko mën a partager mais dama leen koy wan nii rek au moins ngeen gis ko ba mu ko examiner xool ko ne kii ak jàngoro bu mu am na toog pavillon spécial mi ngi nii da ko bind noir sur blanc na toog pavillon spécial parce que pour mu mun ko gën a mën a gérer mayu ko sax mu dem Rebeuss parce que Rebeuss am nañu fi infirmerie am na ñoo xam ne feebar nañ mais foofu lañ leen di seetee donc ci lañ ko bàyyi pavillon spécial nag hôpital la Dantec la pavillon hôpital la mais kaso la donc da ngay gis ne bërëb boobu dafa am un statut particulier te ñu fa nekk tamit naam ay détenu lañ mais nag dañu feebar te ñi fa nekk feebaruñu feebar bu oyof te pavillon foofu ñii dañu jóge fépp ci Sénégal di nga gis koo xam ne mi ngi ci kaso bi feebar nekk Vélingara dañ koy transporter indi ko pavillon spécial kii jóge Saint-Louis kii jóge Matam kii jóge feneen dañuy indi au pavillon spécial su dee ñoom région bu ñu nekk mënuñu am prise en charge boobu te très souvent day nekk prise en charge yoo xam ne dafa diis man daje naa ay détenus yu bëri yoo xam ne su ma teg ñoom pavillon spécial dañ ma naan directeur man bëgguma grâce de man lu tax mu ne dama bëgg a toog faju loolu dañuy wane que prise en charge bi au niveau du pavillon spécial des prise en charge bu diis loo xam ne ñu ko mën attan bëriwuñu ba nit ñi dañuy bëgg a toog foofu ba faju ba wër donc ci lañ ko yóbbu foofu dañ ko yóbboo foofu le premier donc soo leen seetloo Rebeuss daanaka ñaari guddi la fa def ci benn fan ñaari guddi ba mu ñëwee le 29 ci guddi la fa fanaan le 30 ñu wutal ko rendez-vous le premier mu xëy dem pavillon spécial ñu transféré ko sur billet d'hospitalisation du médecin avec bien entendu l'accord du médecin-chef de l'administration pénitentiaire ñu accepté ko foofu suivre instruction docteur bi lu ñu ko war a defal yépp ñu ko koy defal subak ngoon ci la fa nekkee ba chaque jour soins yu mu war a jot mu jot ci anam yu mu waree seulement ci guddi juróom-ñeent dem fukki fan ci weer bi ñu nekk lañ ma woo ne ma Pape Modou Seck dem na maanaam def na ay pexem ba génn kaso bi loolu nag mooy dëgg bi def na ay pexem diggante le 9 le 10 juróom-ñeent jëm fukk fan ci weeru juillet def na ay pexem ba nax na ñu ko waroon saytu ba dem na
loolu mooy lu am te loolu mooy dëgg bi te mooy lu wóor maintenant comme ni ñu ko xamee nit moom ku nekk yaa moom sa bopp ku nekk lu la neex nga xalaat lu la neex nga analyser lu la neex nga wax loolu kenn mënu ci dara mais ñun ñi tamit nga xam ne ñoo gént ñoo fa nekk suba ngoon di liggéey moom di fa liggéey xam ni mu demee noonu la demee loolu mooy dëgg bi maintenant loolu su amee ku nekk am na sañ-sañ laajte mais loolu nag la mu nekkee loolu tamit ku nekk am na sañ-sañ bi donc ba affaire bi amee parce que aussi évasion maanaam ñu téye ci kaso nga rëcc ci kaso la bokk amul kaso àdduna bu dul am évasion mais mooy li ñu koy tuddee incident ñun bu ñuy gën a metti en tout cas ci profession bu ñu nekk nga nekk garde wala nekk ci kaso yore ko ñu ne détenu nax na la dem na loolu su amee rek c'est parce que yow mi yor ko seet saytu yow mi yor ko seet am na luy sooxe sa boor ba tax na dem bi su amee dañu koy nangu wax ko après nag def lu ñu war a def parce que lu am solo mooy ñun suñu liggéey takk der bu ñuy def nii dañuy anticiper comme ni ko tubaab di waxee lépp lu war a am ci kaso ñun xam nañ su amee lan ak lan la ñu war a def du ñu bàyyee ba mu am ñu toog di xalaat donc évasion ba mu amee directeur bi fa nekk ak surveillant yi ñu fa nekk ñoom informé nañ seen patron koo xam ne kii mooy responsable juróom-ñetti kaso yu nekk Dakar yëpp moom mu wax ma ko man ma wax ko ku mu ko war a wax directeur bi comme lañ ko dénk juge du deuxième cabinet moo ko dénk wax na ko procureur loolu mooy lu njëkk loolu su weesoo mais ñu dem xool def constatation yu xool mais lii nag la mu nekkee parce que loo gis rek am na explication dem na waaw mais naka la def ba dem loolu ñu ngi ciy saytu am na élément yoo xam ne am nañ ko mais loo gis rek balaa ngay wax appam dafa war a jot donc def nañ constatation bi officier de police judiciaire yëg nañ ko ubbi nañu enquête administrative parce que xam nga évasion su amee ñëpp a ci am parce que c'est un délit yow mii ñu dénk surveillance bi am na ay charges yoo xam ne mën na peser sa kaw parce que ak lu munti xew négligence moom il faut mu topp la ak lu munti xew donc ubbi nañ ak enquête administrative on a pris des mesures jël nañ ay mesures conservatoires tout le temps ñu ne waaye lan ngeen def mais am na loo xam ne tamit suñu koy def mais day yem suñu biir am na loo xam ne dafa bokk biir administration pénitentiaire lii na mesure conservatoire yi ku nekk fu muy liggéeyee soo defee erreur wala nga juum wala nga def faute suñuy jël yenn daan yi sa kaw mais kenn du jël tama wala dem Facebook di ko fa def day loo xam ne dafay yem suñu biir li mu leen mën wax mooy jël nañ des mesures conservatoires également xam nga ne évasion fu mu amee day am enquête judiciaire day am enquête judiciaire boo xam ne tribunal moo koy saytu de ce fait que yéen mesures yu ñuy jël yëpp yu concerné agent administration pénitentiaire balaa ngeen yëg na rek am na lu ñeen daan fekk ñu place leen mandat dépôt
te mandat de dépôt loolu c'est une action judiciaire. Maintenant ñun sur le plan disciplinaire hein, on a pris des mesures yoo xam ne conservatoires pour vraiment yoo xam ne moo ñuy yóbbu ci fu dëgg bi nekk xam déjà kii dem lu mu def ba dem te tamit fexe ba lu ñu daloon dootuñu dalaat xam nga tam loolu tam mu am solo ci mbir dala su la daree da nga war a xam naka la demee pour nga mën a situer responsabilité yi ku def ak ku deful ak naka la ko defee mais également da def tout ba li la daloon bu mu la dalaat jàngat bu am solo la boo xam ne ñu ngi ci nekk enquête bi nag mi ngi dox ñi ngi ci kawam am nañ ay éléments mais motagul su matee ñun dinañ ci jël ay matuwaay tam xool naka la ñu koy yeggalee tamit parce que du lépp tamit la ñu war a communiquer parce que tamit ñun dañu nekk ci service boo xam ne le caractère secret de la défense et de la sécurité tam dafa am solo ba mu amee tamit ci première waxtu yu jiitu yi def nañ lu ñu naan avis de recherche et d'arrestation xam nga balaa nga def communiqué ay kii yooyu il faut nga def ko ba pare parce que soo defee communiqué day gaaw a tasaaroo te ñu war a taxaw pour baare ko ñu war a taxaw pour xool fu mu nekk dañ leen di jiitu donc loolu yëpp dañu ko def ba pare soog a def communiqué bi donc police ak gendarmerie yëpp yëg nañ ci waxtu yu njëkk yi que Pape Modou Seck génn na ci kaso bi daw na waaw génn na ci kaso bi daw na te man soo leen seetloo man saa yu may wax ak ñi heureusement évasion génn daw bokkul torop ci esprit sénégalais gis nga camp pénal bi ñu nekk tey suñu bon bunt bi ne dem leen suñu bon bunt bi rek seetaan maanaam soo jëlee téeméeru pàcc juróomi ñooy dem mais ñeneen dañuy toog teggu tuuma dignement mais nag juróomi dinañ dem àdduna nag noonu la te loolu tamit il faut que ñu accepter ko donc les recherches se poursuivent maanaam seet bi mi ngi continuer ñu ngi continuer di ko seet fu nekk waaw gisaguñu ko nag mais ñu ngi continuer di ko seet fu nekk sànq li ma doon wax mooy saa yi ma demee ci kaso lu may gën a waxtaan ak ñi caabi féete gannaaw mooy ñaari mbir mooy grève de la faim ak rëcc daw day ñaari mbir yoo xam ne amul solo te da lay retarder soo amee lu la metti wala li nga bëgg a ñaxtu defee ko neneen lu dul di daw wala di grève de la faim parce que da lay perdre le temps rawatina daw parce que comme ngeen ko xamee daw day yokk xar bi karaw parce que soo dawee li ñu lay toppee day tegu daw bi ñëw yokku ci parce que daw c'est un délit boo xam ne code pénal prévoir na ko te daan na ko donc de loo xam ne vraiment nit ñi détenus suñ ko mën a éviter dañu ko éviter parce que amul solo da lay perdre loo sa temps te Sénégal àdduna moom day yàgg rek ah dinañ la gisaat dinañ la jàppaat di nga ñëwaat te amul solo fu may jeexale j'espère que waxuma lu bëre mooy damay lancer un message à Pape Mamadou Seck waaw je crois que am na solo trop parce que xam nga évasion su amee ñun ñi nekk administration pénitentiaire
war a yore kaaraangeem am nañ ci responsabilité c'est une faute matt di la suñu boor parce que nit waruñ la ko mun dénk mu dem ak nu muntu demee donc ñun suñu part de responsabilité ci loolu dañu koy assumer waaw te luñ ci war a def lépp ba situer responsabilité yi benn ñaar li ñu dal du ñu dalaat dinañ ko def mais tamit lent am na kii dem am na responsabilité parce que moom moo choisir dem part de responsabilité am aussi da ko war a assumer moo tax ma koy ñaan fii li mu def juumte la na delloo ci xelam ñëwaat pour ñaari mbër bu njëkk bi mooy mu ñëwaat dellu ci faju parce que soo gisee ñëpp ko pavillon spécial te ñi nekk rëbës kenn xamul seen lim ay ñaari julli lañ moom ñu jël ko fa mu def benn fan ñaareel bi ñu wutal ko rendez-vous spécialiste ñu gis ko ñu ne ko toogal fii ñu bàyyi ko mu toog foofu c'est parce que ñi ngi jéem a dab àq ak yelleefam te bëgg nañu mu faju donc na dellu si pour faju benn ñaareel bi na dellu si teggu tuuma je crois que loolu moo ëpp solo wax nañ ne def nga dara yow jàpp nga ne defoo ko mais ñëwal nga taxaw nga teggu tuuma leneen lu mu munti def affaire bi day gën a compliqué rek te amul solo c'est une perte de temps donc maa ngi koy ñaan mu dellu si faju teggi tuuma fi may daanalee également comme xam ngeen ne ñu ñëpp dañ koy wër damay ñaan aussi citoyen bi sénégalais yi vraiment ñu jàppale ñu ci waaw soo leen gisee également division bi dañ def une division large naam wax nañ ko police wax nañ ko gendarmerie mais ñun suñu compte Facebook def nañ ko ci parce que tam nit su rëccee da ngay def une division large avec sa photo du caagan ne dañ ko bëgg a humilier wala dañ ko bëgg mais du noonu la procédure loolu la nit soo ko bëggee gis da ngay envoyer recherche avis de recherche nga teg ko fépp foo xam ne nit mun na ko gis su ko gisee signal leen ko donc maa ngi ñaan vraiment sénégalais yi ñu jàppale ñu si parce que ñun si suñu liggéey dañ naan un évadé est un danger d'une façon générale xam nga nit su génnee kaso rëcc c'est un danger la pour boppam ak danger la pour population yi donc vraiment ñu jàppale ñu ku ci am information vraiment mu wax ñu moom it suñu déggee xam naa ne mu ngi ñuy dégg mu delloo ci xelam ñëw lu ci njëkk mooy faju parce que détenu yu nekk pavillon spécial naam ay détenu la mais malade bi moo ëpp détenu bi waaw parce que xam nga feebar rek am yenn feebar yi daanaka kaso la waaw soo jógee su la nga nekkaat kaso dafa mel ne nekk nga kaso ñaari yoon ce qui fait que traitement bu détenu pavillon spécial am nekkuma fi di justifier quoi que ce soit aussi bokkul ak traitement boo xam ne ñi nekk camp pénal ñi nekk gi ñoo ko lañ leen di teg bokkul donc pavillon spécial détenu malade bi moo ëpp doole détenu bi donc ci loolu waaw maa ngi daanele foofu di bamtuwaat sama appel bi képp ku ci xam dara nañ si jàppale moom su dee mu ngi ñuy dégg tamit na delloo ci xelam vraiment ñëw faju et puis teggituma vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant vraiment ci wuyu si bi di wax ne nag mbir bi moom du leneen lu dul toj kaso noonu laa ko mun waxee ci olof toj kaso génn
parce que kaso moom suñ la génnee corvée ci biti sax ci buntu campagne sax nga jóge fa daw suñuy wax da nga naan da nga toj kaso dem waaw donc toj na kaso bi rëcc na dem na loolu mooy lu am waaw suñ si amee leneen lu bees nag ci lu ñuy def ci seet bu ñuy def waaw dinañ leen ko yeggee soit nii wala communiquer en tout cas maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam.